Merci, monsieur Mamadou Fall. Merci, Sori Dayan. Tey moom dañuy valoriser les produits sénégalais. On va parler d'étiquette et de packaging et d'autorisation Fra. Étiquette, packaging, autorisation Fra. Tey ci ñett yooyu laay waxtaan ak yéen. Voilà. Merci de partager le live pour les jeunes entrepreneurs. Mais surtout pour les femmes entrepreneurs ou entrepreneuses si vous voulez. Merci Mamadou Malaraw, ça fait longtemps là. Man pour man da nga jël gaal gi sax. Parce que depuis un certain temps, je ne te vois plus sur Marketing TV Monde. Lu xew. On va parler d'étiquette aujourd'hui et de produits sénégalais, de packaging et de produits sénégalais, d'autorisation Fra et de produits sénégalais. Voilà, 100% Sénégal. Je commence dans 5 minutes. maa ngi nuyu ñëpp. Fu ngeen mën di nekk. Rawatina les femmes des îles du Saloum yéen laay may live bi yéen laa koy may yéen ñëpp duma lim su ma limee damay juum maa ngi koy may waa Toubacouta Khady sama xarit Khady maa ngi lay may live bi ak waa Toubacouta yépp di ko may waa Sokone di ko may waa île du Saloum yépp li ko dalee Ndangaan Sambu ba Diofior fàttewuma kenn mboolem jigéen ñi nekk foofu di yëngatu ci yoxos beeg paañ beeg lem jeeg lépp rek yéen laa may lool tey dama bëgg ñu waxtaan tey ci ñetti mbir yoo xam ne kenn mënta wax entrepreneuriat kenn mënta wax transformation des produits sénégalais ca bàyyiwoo ci xel muy packaging di étiquette di autorisation Fra. Dinaa commencer live bi fi ak 2 minutes insha allahu rabbi maa ngi nuyu mboolem ñu connecté wu fu ngeen man di nekk di leen ñaan ngeen partager live bi pour suñu mbokku Sénégal yi nga xamante ne bi dañuy yëngatu ci wàllum transformation surtout des produits locaux maa ngi nuyu waa Casamance ñu yëngatu ci wàllum mangook màdd ak tolok si dem di nuyu waa Kolda ci wàllu miel bi wàllu soow mi di nuyu waa île du Saloum ak mboolem ñi nga xamante ni bii ñi ngi yëngatu ci wàllum voilà di nuyu mboolem sénégalais yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen ñi seetaan Marketing TV Monde maa ngi tàmbali d'abord ci jégalu parce que live bi dama leen waxoon ne alxames laa ko prévoiroon yàlla nag dogal ma nekkoon ci ay yitte yoo xamante ni moo ma tere woon def live moo tax boobu léegi nag ma ne heure bu ma jekkoo rek damay ñëw rek ñu waxtaan ci tey dama bëgg ñu waxtaan ci wàllum étiquette ak wàllum emballage bu ñu jógee ñu waxtaan ci ñu commencé d'abord ci wàllum emballage man nag du ma utiliser terme emballage dinañ ci ñëwaat léegi bu ñu waxtaanee ci wàllum emballage ba pare ñu waxtaan ci wàllum étiquetage bu ñu jógee ci étiquetage ñu waxtaan ci autorisation Fra lu muy jariñ ak ku ko bëgg naka ngay def ak fu ñu koy wute ak est-ce que tamit mën na jaay produit ci Sénégal sans autorisation Fra
est-ce que aussi autorisation Fra kiy jaay produit bu nit di lekk rek moo ko soxla wala kuy jaay yeneen produit tamit soxla na autorisation Fra ci loolu la ñuy waxtaanee tey. bu ngeen xoolee maanaam tey jii produit ñuy jëfandikoo yépp gis ngeen fii nii ay produits yu bëri ngi nii dinañ ci ñëw commenter ko ensemble. produit ñu jëfandikoo yépp duñ leen jaay en vrac. Confiture bi mënoo dem ne da nga koy jënd tàllal say loxo ne ki la koy jaay na la ko ci defal nga mar wala nga macc wala nga naan. Soow mi nii mënoo dem ca dolli ma ñu ñëpp mënuñoo ànd dem ca dolli ma ne leen defal ñu suñu loxo dañuy ñu naan dem wala ku ne jëlab kaasam wala koppam wala potam wala siyoom dem rang ca usine ba ñu lay xellil ci mel ni kuy xellil ci robinet déedéet du demee noonu produit ñuy jëfandikoo yëpp yu ci ëpp dañ leen di emballé. Bu la neexee nga ne emballé bu la neexee nga ne conditionné bu la neexee nga ne dañ leen defal packaging. baatub emballage baatub conditionnement ak baatub packaging ñoo bokk lu ñuy tekki waaye ci live bi boo gisee may utiliser baatu packaging dafa romb def gi muy def produit maanaam jël def gi produit bu doon jël def gi rek lay jariñ ñun ñëpp mën nañoo def ni jaaykatu lem bi dem fa suñu bitéeli kiran sol ci suñu lem dem jaayi waaye baatu packaging dafa romb def ak aar dafa dem ba ci taaral loolu moo tax may préféré ñu utiliser baatu packaging dafa nekk loo xamante ne bii dafa am solo surtout ci wàllum njaayum produit alimentaire. Gis ngeen ni ak sol amee njariñ ci nit da ngay xëy solo siletement teg ceeb chemise teg ceeb cravate teg ceeb costume loolu ni mu amee njariñ ci yow noonu la emballage noonu la packaging amee njariñ ci produit loolu moo tax produit ñuy lekk yépp dañ leen di emballé. wàllu produit alimentaire nag ñeenti xeetu packaging lañ ci gën di utiliser mooy les métaux. bu ngeen xoolee les métaux lépp luy xeetu canette wala boîte yi nga xamante ni bii ñooy def les conserves maanaam ay sardines wala ay légumes wala ay salade de fruits dañ koy emballé en métaux. mën na nekk fer mën na nekk aluminium. bu ngeen jëlee papier aussi bëri na papier bu ngeen xoolee produit Dollima bu bees bi c'est un produit nouveau bu ñuy changé Dollima aussi ma fàttali ne ba ñuy door dans les années 2001 je ne sais pas ñoom emballage papier lañ commencé woon après ñu ko bàyyi woon ñu ci plastique mais fi mu nekk dellusiwaat nañ ci emballage papier mu nekk lu am solo ci wàllum respecter environnement bi. papier ti mën nañ ko utiliser pour emballer produit mën nañu utiliser plastique boo xoolee soow mi Ardo plastique la utiliser pour ay produits am boo xoolee Kirène plastique la utiliser ci njaayum ndox mi boo xoolee jaaykatu jus bi tamit moom tamit plastique la utiliser. bu la neexee tamit nga utiliser verre lii verre lañ ko emballé comme neex tamit nga utiliser sa verre pour emballer say produit. dinañ dikk ci emballage yooyu bu ci nekk ñu wax leen avantage yi mu am ak inconvénients yi mu am pour yéen. packaging dafa nekk pàcc bu am solo ci wàllum li ñu naan identité de marque. xam ngeen marque mooy màndarga waaye marque yemul kese ci ne man sama produit bi Delli Sow la tudd wala sama produit bi Dollima la tudd wala sama produit bi lii la tudd maanaam packaging dafa nekk lu am solo ci wàllu identité de marque. packaging dafa am yeneen ñeenti mbir yu ñu leen di booleel ñoom ñëpp boo leen booleel loolu la ñuy wax SIVS système d'identité visuelle et sonore. système d'identité visuelle et sonore li ko composé mooy d'abord le nom de marque mooy turu produit bi kii marque bi lii la bi ci topp mooy emblème de marque bi. emblème de marque ay pàcc yu bëri ñoo ci nekk bokk na ci logo produit bi ci emblème de marque la bokk na ci
jingle yi ak lépp loo xamante ni bii dafa jëm ci symbole visuel bokk na ci slogan bi ak signature bi loolu mooy composé emblème de marque. donc tur bi emblème de marque am na tamit li ñuy wax graphisme de marque. graphisme de marque mooy lépp lu aju ci couleur yi marque bi ak ay code graphique am ak ay code de couleur excusez-moi. am na tamit li ñuy wax design mooy forme produit bi boo xoolee biscuit bi ak biscuit bii ni ñoom ñaar bokkuñu forme loolu mooy design produit bi. juróomeelu pàcc bi nag moom la ñuy waxtaane tey moom la ñuy wax packaging. packaging mooy juróomeelu pàcc bi nga xamante ne bii mooy composante système d'identité visuelle et sonore. packaging dafa nekk loo xamante ne bii day làbbali day caw fësaay boo amee packaging bu baax day fësal sa produit loolu moo tax ku nekk di góorgóorlu di liggéey packaging am ngir produit am bi mën a fes. donc packaging dafa nekk loo xamante ne bii day làbbali gis dafa nekk loo xamante ne bii forme de communication la li koy firndeel mooy tey su ma bëggee xam ki liggéey produit bi du ma dem ca kama ko jaay dama kan ma ko liggéey damay ubbi rek damay xool ci ginnaaw xool li ko composé xool fan mooy adresse am mën naa am information yu bëri tamit ci li nga xamante ne bii mooy composé produit bi. donc packaging dafa nekk loo xamante ne bii lu am solo la ci wàllu communication ci wàllu marketing da leen di dimbale tamit ngir ngeen mën a atteindre seen objectif ci wàllu marketing surtout yéen ñi nga xamante ngeen liggéey ci wàllu secteur alimentaire yéen ñi nga xamante ne bii moom yéen laa jagleel live tey bi. packaging nag liñ ci waxagul xaw naa bëri waaye nag dafa am loo xam ne da ko war a boole bi ci nekk mooy dafa war a boole sàmm produit bi ba pare rafet. dafa war a nekk loo xam ne day sàmm produit bi dafa war a boole sàmm produit bi ba pare rafet. boo xoolee packaging dolli ma bi macha allah mi meew maa ngi ci biir mais boor na tamit taar ca day fàttali li nga xamante ne bi mooy alam bi mooy nature bi ndax couleur bu verte bi nga xamante ne bii moom la lambool. bi ci topp mooy packaging bi nan lay mettre en valeur nan lay valoriser nan lay jëmmale nan lay taarale nan lay joxe gëdd produit bi. ginnaaw bi ñu waxee njariñal packaging mën nañu maanaam wax lan mooy packaging ay matériel la boo xoolee pot bi verre bi carton gi dañ koy jaayandoog produit bi mooy sow mi confiture bi meew mi dañ koy jaayandoog moom ca bokku ci. lu tax ñu ko jaayandoog moom dañ koy jaayandoog moom ngir mu am ñaari njariñ yoo xamante ni bi ci wàllu technique la ak njariñ yoo xamante ni bi ci wàllum njaay la. kon packaging day aar maanaam techniquement am nay njariñ maanaam communicationnellement tamit am na ay njariñ. lan mooy njariñul packaging ci wàllu techniquement lan la packaging bi di jariñ. packaging bi li muy jariñ mooy bi ci njëkk mooy protéger ba pare conserver produit bi. boo xoolee confiture bii ci biir bu doontoonoo packaging bi ni su ma ko tuuree day dama koy ñàkk. kon packaging bi moo koy aar ba pare di ko denc. donc boobu mooy li njëkk mooy da koy aar ba pare di denc produit bi di ko sàmm. packaging tamit dafa nekk loo xamante ni bii day yombal jëfandiku bu fekkee da ngaa jël soow mii nii boo ko jëlee waa dolli ma nañ ma baal ci produit bi nii boo comparé ñaari produit yi boo daggee bii nga jox ko xale ubbi bii nga jox ko xale bi bu commencé lekk bi boo moytuwut bu ko jeexalut doo ko mën a dencaat wala sax lekk ga day jafe. par contre nag boo jëlee emballage bii nii boo ubbee xale bi dina mën a naan ca da ciy façon da gis mu naan guux daal di tëjaat naanaat guux tëjaat da ciy nekk day mujj foo maanaam day tax yombal jëfandiku bi loolu tamit njariñ la ci wàllum emballage. donc commodité d'utilisation emballage day yombal transporter produit bi day yombal tamit stockage imagine toi xoolal soow mi bu nekkutoon fii fu ñu koy def ba ma jot ci wala Mamadou Fall jot ci wala ñeneen ñi seeraan kenn ci yéen jot ci produit bi mais bu nekkutoon ci pot yii nii dina jafe pour produit bi jógee fañ koy liggéeyee
ñëw ba ci fi ñu koy jaayee d'abord door a jógee ci fañ koy jaayee ñëw ci ñun ñi nga xam ne ñoo aji jëfandikoo kon emballage day yombal transport bi ba pare yombal denc produit bi. emballage tamit day yombal rangement produit maanaam tey ni mu mel lii day xam ne lii day yombal ranger ci biir frigo te da ngay mën a am espace bu bëree nga xam ne doo perdre ay espace fii ak fee lii moom vraiment waa Dolli ma def nañ ci liggéey bu rafet. waaye nag peut-être li ñuy liggéey yeneen produit peut-être nga xam ne dina mën a yombal pour nga mën a teg parce que lii tey boo bëggoon teg beneen produit ci ko am tamit du yomb waaye au moins espace bi nga doon perte ci sa biir frigo léegi di nga mën a am espace bëri loolu day yombal rangement bi day yombal tamit élimination produit mooy produit boo ko jëfandikoo pare da nga war a tàggoog moom xool leen fii ci biir produit bi nii gis ngeen fi ñu def benn bouteille Kirène def benn flèche ci kaw def benn flèche ci suuf def flèche bi ñu def ci kaw ak bi ñu def ci suuf loolu la ñuy wax REC mooy logo REC bi réduction d'emballage par compression mooy boo naanee ndox mi ba pare su la neexee da ngay ubbi butéel bi rek daal di bës ci suuf bës ci kaw bës bu baax a baax su ko defee butéel bi day wàññeeku nga mën ko jël tàbbal ko ndax ci sa biir corbeille wala ci sa biir saagu poubelle. loolu tamit beneen njariñ la boo xamante ne bii emballage am na ko bu weesoo loolu emballage day aar alam bi emballage day aar environnement bi bu ngeen xoolee jamono yi passé gouvernement Sénégal doon na xeex lépp lu xeetu wàllu plastique xam naa sax loolu ñàkkul ne moo tax waa Dolli ma góorgóorlu ngir wàññi plastique bi delluwaat ca carton ba parce que carton bi moom luñ mën a recycler la am na ñoo xam tamit dañuy mën a utiliser verre moom tey su ma ci paree sànni ko comme neex mën na ko jël def ci leneen utiliser ko beneen produit donc am na sax ñu naan le verre fait partie des matériaux recyclables à l'infini loolu tamit njariñ la ci verre. par contre plastique moom loolu mooy inconvénient méthode yi mën nañ ko utiliser pour def leneen kon loolu mooy njariñ yi nga xamante ne bii moom la emballage am ci wàllum technique. bu weesoo wàllum technique bi tamit emballage dafa am beneen liggéey boo xamante ne bii moom la ñuy wax ci wàllum jaay emballage day jaay tey ji bu ngeen demee ci supermarché ba taxaw xool gauche xool droite gisu leen ko leen jaay emballage bi ngay jël tourner xool produit bi am na nangam diw moo ko liggéey ñi ngi ko war a mi ngi nekk barab sàngam ak sàngam lii mooy autorisation Fra bi produit frais la Sénégal lañ ko liggéeyee nga xool loolu jërul ngay woo kii bu la neex sax nga xool dañ ci bind li muy jar nga jël def sa chariot wala sa pañe kon emballage dafa am liggéey bu muy liggéey boo xamante ne moom ab jaaykat la boo xamante ne du ubbi gémmiñam loolu nag moom emballage mooy particularité emballage jaaykat la boo xamante ne bii du weji waaw jaaykat la boo xam ne danaan teg nga ñëw liir xool mu wax la ca du ubbi gémmiñam loolu mooy njariñ lu njëkk ci wàllu emballage avantage am njariñam ci wàllu commercial mooy bi njëkk mooy day xëcc bët day xëcc ngir taaru gim taaru xoolal lii da nga koy gis rek am envie jëm ci loolu mooy impact visuel maanaam day xëcc nit ki bu weesoo loolu tamit day tax nga mën a xàmmee produit bi de xàmmee naa ko am na vert am na rouge xam naa ne kon Sénégal la war a jóge produit bi xoolal boo gisee jëru sañu la koy wax da nga xam ne lii ay biscuit moo nekk ci biir donc emballage day tax nga xàmmee day tax tamit nga ràññetle xam ne lii du lee lii confiture la lii soow la lii meew la kon emballage da lay dimbale tamit ci wàllu nga mën a ràññee emballage day jox gëdd di jox dayoo produit bi des fois emballage ba na ko jàkk rek di nga am ay xalaat wala ay xel wala ci njëgu produit bi di nga ne lii de war naa yomb wala lii war naa cher des fois bu emballage bi rafetee lool xoolal lii da ngay xam ne ci saase lii yombut par rapport ak loo xam ne dañ ko jël takk ko ci mbuus jox ko nit ñi loolu njariñ la ci emballage day informer consommateur bi emballage ay information lay joxe ci consommateur bi ca emballage bi partie emballage bi nga xamante ne bii mooy jox information ci consommateur bi moom la ñu wax étiquette
étiquette bi moom daanaka information yi nga xamante ne moom nekk ci produit yépp loolu ci étiquette bi nga koy fekk. emballage mi dalay xëcc ci produit bi ngir nga bëgg koo jënd. xoolal këcc bi da nga gis emballage bi rek am envie def ko ci sa ci li ngay lekk. loolu bokk na ci njariñu emballage day inciter nit ki mu ñëw jënd si produit bi. maa ngi nuyu mboolem ñi nga xamante ni bi yéen a ngi may topp ci Marketing TV Monde bu ngeen mënee bàyyi seen tur ma nuyu leen. maa ngi nuyu Mamadou Fall di nuyu Sira Bintu Seydi di nuyu Zoufut Dra mais Zoufut xanaa nag balaa année bi jeex di ñu defal beneen live gars yi namm nañ la trop chaque jour gars yi dañ lay laajte. Professeur maa ngi lay nuyu di la massaw xam naa ne fin d'année bi moom yombul mais maa ngi fàttali nit ñi ne Khalifa Dramé temps yi moom cours yi ñoo xaw a takku lool école yi dañu ko soxla parce que école yi ñoo lënd lu bëree bëri loolu nag la nekkoon di rattrapage mais ci fan yu néew incha allah di ngeen ko gisaat moom mboolem ñi nga xamante ne bii ñi ngi woon ak ñun ci Marketing TV. maa ngi nuyu Mamadou Fall Siré Bintou Seydi maa ngi nuyu Ibrahima Sori Diallo ak mboolem waa Guinée yu ñuy seetaan. kon loolu mooy njariñum emballage kon ci tënk pour faire plaisir à mon ami Dramé emballage dafa am ñaari fonction yu njëkk yi ay fonction logistique lañ fonction yi ci topp fonction marketing lañ loolu laa leen doon tënkal léegi nii. léegi nag bu ñu paree ci loolu maa ngi nuyu Sega félicitations pour l'excellent travail entrepreneur tey moom maa ngi waxtaan ak entrepreneur yi nga xamante ne bi dañuy yëngu ci wàllum transformation des produits. dama bëgg nag tey ñu waxtaan ci nan la ñuy conserver ay produits nan la ñuy emballer ay produits bu fekkee da nga am sa produit bëgg ko emballer naka ngay def am sa lem ngeen baal ma jug tuuti rek ñëwaat ma jëlu ko sax dama ne am sa lem dem for ay bitéeli kireen yu jeex Alpha Bari maa ngi leen nuyu am sa lem dem for sa bitéeli lem yu jeex daal di ciy sol dem jaay loolu dëgg la am na lum tane waaye taxut ñu naan packaging. yow da ngaa dem fekk produit bu ñu jëfandikoo ba pare nga for ko xamuñ foo ko fore xamoo kan moo ko doon jëfandikoo xamoo feebar na xamoo feebarut xamoo hôpital lañ ko fore xamoo marché lañ ko fore xamoo fuñ ko jële nga dem raxas wala nga leenri ñëw sotti ci sa lem wër di jaay. déjà ki koy jënd rek moom bu xalaatee dina ne man de lii ci sama biir la jëm waa lii moom fu mu jógee est-ce que wóor na ba dinaa ko naan loolu mën na laa xañ ay client. par contre kii daa dem moom te kay defari bitéel mu ne ko bitéel lu muy jar mu ne ko sàngam lay jar mu jaay koy bitéel yu doy mu dem defar lu étiquette am taf ci bitéelam lii boo ubbee da nga xam ne lii xoolal yaa ngi gis lii kenn mësu koo utiliser bokku la li nga xam da nga ñëw xool mu du kii man maa ko njëkk a daaje mi ngi nii gis ngeen ko kii moo gën a wóor dem di fori di saañ di raxas kii sax maa ngi waxtaan ak benn soxna mu ne ma man de laay su ma jëndee sax duma ci yam donte dañ maa jaay bitéel yu bees tàq dama koy leeriwaat raxasaat ko yela nga ko door cee def sama jus parce que loolu la ma ki ma formé waxoon loolu la am solo la parce que lu jëm ci biirum nit kenn du ko fooy for ay bitéel for ay bidon for ay kaas ay kopp def ci lu nit ñi di naan boo leen rayee ci kaso bi ngay dee. kon xool leen bu baax li ngeen di def kon tey ñu waxtaan ginnaaw bu loolu weesoo ñu waxtaan Alpha Bari depuis Mbaaw maa ngi lay nuyu ak waa Mbaaw yëpp waa Grand Mbaaw waa Sikam Mbaaw waa Petit Mbaaw ak waa Moyen Mbaaw ñun ñëpp maa ngi leen nuyu kon fàttewuma waa Fass Mbaaw kon ma wax ne kon ñu waxtaan léegi nan la ñuy defaree emballage. booy defar emballage li nga war a njëkk a wax mooy question bi nga njëkk a posé wu mooy emballage dafa war a conserver dafa war a def sàmm aar produit bi loolu nga war a njëkk a def emballage li ko njëkk a tax a jóg fonction logistique la maa ngi koy fàttali
mooy dafa war a aar, dafa war a sàmm, dafa war a sàmm produit bi. kon surtout koo xamante ne jaay produit boo xam ne dañ koy lekk ci biir la jëm, defal ndànk ci emballage yi ngay jaay. kon nag da nga choisir emballage boo xamante ne bii méngoo na ak lu ñuy lekk, parce que lu ñuy lekk duñ ko emballer ni ñuy emballer loo xam ne lekkuñu ko. lu ñuy lekk dafa am ay normes yoo xamante moom nga war a respecter. bàyyi ci xel emballage bi dafa war a garantir durée de vie produit bi. produit bi bu fekkee da nga ne produit bi war na am 1 an, dafa am noo ko war a emballer ngir mu mën a àgg ci 1 an yooyu. bu fekkente ne bi sàmmoo loolu du fa mën a àgg. loolu moo tax bu la neexee mën nga utiliser carton, dëgg la mën nga utiliser carton, mais carton ñaare tooy diggu ko, tooy diggut carton. bu la neexee nga utiliser plastique. plastique dëgg la baax na, plastique mën na daanu, mën nañ ko yëkkati yóbbu, ñeme na transport, waaye plastique comme ni ñu ko waxoon léegi respecté wu normes environnementales yi. bu la neex nga utiliser ay métaux, ay comme ni ñuy wax na boîte de conserve yi mën nga utiliser les métaux, mais métaux li ci soof mooy métaux moom li ci soof mooy maanaam bu xasee tijjeeku tëjaat ga mooy jafe. bu xasee tijjeeku rek tëjaat ko du yomb, maanaam conservation ba day jafe. dëgg la nag métaux yi moom dëgër nañ te ñeme nañ tamit transport, mën nga la ñëw fu leen neex. kon loolu mooy lu jara bàyyi xel la ci wàllum emballage. ma fàttali leen tamit ne emballage surtout ci suñu réew africain yi, emballage dafa war a nekk loo xam ne day yaxanal di sakkanal. emballage dafa war a yaxanal sakkanal. bu fekkente ne bi damaa jënd soow mii ubbi ko mu leer na su ma ko lekkul tey day yàqu, même su ma suuree ci loolu dama koy teg ne. su ma ko tegee fee day forox wala mu yàqu wala mu ënd, ma dama ko ubbi sànni. bu fekkee dañ ko def tijjikaay goo xam ne damay mën a tijji naan tëj toogaat lu ma 2 fan wala 4 fan wala xaar ba ngoon wala ma xaar ba ginnaaw suba mën naanaat, loolu day sakkanal. emballage dafa war a bokk ci li nga xamante ne bii day sakkanal li ñuy lekk. ku am question booy posé mën nga koo posé. kon donc li ngay njëkk a posé mooy emballage dafa war a sàmm produit bi. ci wàllu woowu nag waa Sénégal ñu ngi ciy def ay effort. bu ngeen jëlee ci wàllum darkese, gis naa foofu ci Sokone Mamadou Fall ay micro entreprise yoo xamante ne bi dañuy jël darkese gi ambale ko noo xamante ni da ngay mën a ñëw tijji nii jëfandiku ba pare nga tëjaat, xam ne su ko defee du tooy du gajaf du guubi tamit day resté. loolu mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ay micro entreprise yoo xamante ni ñu ngi foofu ci Sokone ñu ngi ci liggéey. maa ngi leen nuyu mayoon nañu ma ci ay sachet yu bëri, waaye malheureusement dama ko lekk avant émission ndaxte daa neexoon. emballage dafa war a méngoo ak say valeur. maanaam li gën a bon ci àdduna mooy signaler gauche jàdd droite. man ne damay sàmm environnement bi, damaa gëm environnement. yow nan ngay gëmee environnement pare ñu gis la nga utiliser produit yoo xam day yàq environnement bi, loolu logiqueul. kon da ngaa war a méngoo li ngay liggéey. bu fekkente ne bii yow da nga ne man damay sàmm environnement bi, tey kireen bu ne man damay sàmm environnement dinañ ko gëm, parce que dafa bàyyi plastique ñëwaat ci papier carton. lii mën nañ gëm ne kii li muy wax gëm na ko. waaye bu fekkee da nga damaa gëm environnement, man damaa gëm environnement, yow di nga jël sa produit yépp emballé ko plastique, dëkk bépp taq, loolu nekkul méngoo ak li nga gëm. kon na nga jël emballage boo xamante day méngoo ak say valeur, day méngoo ak sa vision, day méngoo ak li nga gëm. waaw kon deuxième chose mooy emballage na méngoo ak li nga gëm. wàllu maa ngi nuyu le Lionceau, ñoom tamit ñu ngi def liggéey bu am solo ci wàllum emballage, surtout ci wàllu transformation des produits locaux. ñoom dañuy jël produits locaux yi di ko transformer, di ko booleeg farine yi produits locaux yi, mil, ñebbe, maïs, di ko booleeg les produits locaux, les fruits et légumes locaux, di ko jox ay xale pour ñu mën a am màgg gi ñu màgg. loolu tamit liggéey bu am solo la boo xam ne ñu ngi ko def ci pàcc googu. boo paree tamit nga xalaat ci format bi. emballage mënoo jël benn format nga jox ko ñépp. emballage ku nekk sa format, ku nekk la ngay lekk. booy def emballage produit alimentaire, format ba lu am solo la. xoolal lii, xam nga ne kii lekk lii ak kii lekk lii bokkuñu. kii peut-être moom Khalifa Dramé xam naa yow bii mooy baax ci yow, mais bu fekkee ne ñun sekkee ne ñoom suñ biir yu ndaw lañ yore, ñun bii rek baax na. bu fekkente ne da ngaa ànd ak sa da ngeen nekk njaboot goo xam ne macha allah da ngeen a tapp, mën ngeen jël boo xamante ne bii 20 litres la wala 10 litres ngeen naan seen soow. bu fekkente ci wàllu ndox la am na kireen day joxe am na bu 10 litres,
am na bu 1 litre 50 am na bu 0 litre 50 donc emballage boo koy liggéey da ngay xalaat ci format bi ki koy lekk nu mu koy lekke da nga war a xam da nga war a posé wu ay question ci ki nga xamante ni moo koy lekk moom nan la koy lekke ban at la am est-ce que moom kese mooy dund wala dafa am ñeneen ñu muy dundal loolu lépp day tax nga mën a xam emballage bi ngay emballé nan la war a toll waaye doo xëy rek yeewu ba nelaw ba yeewu rek nag bon man j'ai fait du 125 grammes j'ai fait du 1 kilo non non da nga koy natt ci bëgg-bëggu nit ñi def format yoo xamante ne bi méngoo na ak bëgg-bëggi aji jëfandiku yi. bu fekkente ne da ngay jaay ketchup nga am ay restaurant yoo xamante ni ñëw di jaay ay plats emportés mais mën nga defal ay formats yi sont des formats adaptés aux besoins des fast-food mais bu fekkee dafa am ay ménage ay borom kër yoo xam ne dañuy bëgg am seeni potu ketchup wala seeni potu moutarde wala seeni potu mayonnaise di xëy di tibb di utiliser ñooñu da ngeen defal yeneen format en fonction de leur besoin kon aussi format bi na ngeen ci bàyyi xel bu ngeen di liggéey lépp luy wàllu loolu damay dellusiwaat fii loolu moo ñëwaat fii rek ci wàllu soow mi boo xoolee format yi ni tolloowuñu da ngeen di xool format yoo xamante ne méngoo ak bëgg-bëggi consommateur bi format dafa am solo est-ce que kii jënd produit bi marié la wala célibataire la wala marié la avec un enfant wala marié la avec n enfant wala marié la avec les enfants et les goros dans la maison loolu lépp da nga koy analyser avant ngay choisir format emballage format packaging bi kon format yi aussi na ngeen ci bàyyi xel te bu leen fàtte nag ne emballage dafa war a pratique bu fekkee dañoo nekk suñu kër ñu nag njaboot gi ñu jënd emballage boo xamante par exemple 10 litres la ba pare bu ñu ko ubbee c'est fini kenn du ko mën a utiliser waat loolu aussi day mujj yàq ñam wi te yàq bokkut ci luy jëmee économie réew kanam waaw bu fekkee tamit ay tey ci wàllu miel yaakaar naa ne yéen ñi nga xamante ne bi yéen a ngi yëngatu ci wàllu miel war ngeen mën a jéem a xalaat ci ay xeetu emballage yu mel nii yéen ñi yëngatu ci wàllu yaourt ay fromage war ngeen a xalaat ay genre emballage yu ndaw yi pour célibataires yi nga xamante ne bi ñoom dañuy bëgg ay format yu ndaw waaye nag maa ngi fàttali ne nekkul ne célibataires yépp ay format yu ndaw la ñu bëgg boo xoolee tey jii ci kirène 10 litres bi rek firndeel ci ba ko kirène di liggéey dañu woon c'est le numéro 10 le produit destiné à la famille mais tey boo xoolee ñu ëpp ñu ko utiliser ay célibataires lañ parce que dañuy jël ko yóbbu seen kër di naan ça leur permet de faire des économies au lieu ñuy jënd chaque jour benn bouteille bu 250 wala bu 300 francs kon format emballage yi na ngeen ci bàyyi xel li ci topp mooy transparence booy liggéey produit da ngay transparent da ngay leer naññ ci li ngay def na leer li tax ngeen war a gën a leer mooy tey consommateurs yi dañuy bàyyi xel ci lépp lu ñuy jëfandiku da leen di jaral sax ñu def ay formation def ay gëstu xam li baax ni mu war a mel xam li bon ni mu war a mel kon bu fekkee da ngaa toog sa barabu liggéey di liggéey def sa étiquette di def loo neex na la leer ne ki koy jënd moom balaa def dara ci biiram bii dina saytu dina gëstu xool ba xam li muy lekk baax na wala baaxul loolu moo tax kon dee leen leer ne transparent na leer naññi moo tax sax tey ji maa ngi leen wax léegi ci affaire tey kii nii bu fekkee dane confiture la def mais dinañ ko gëm parce que lii leer na confiture baa ngi nii da ngay xool li ci biir mi ngi nii nga xool ko di ko gis waaye bu fekkee da nga ne confiture laay def lii lépp nëbbu kenn xamul foo mën a xoole nga jënd kumpa maanaam nit ñi jënduñu kumpa baaxut waaw nit ñi dañoo bëgg lu leer naññi xam li ñuy jënd lu mu doon kii mi ngi nii da ngay def nii xam ne kii lii soow la c'est très clair loolu la ñuy wax transparence maanaam jouer leen ci wàllum transparence bi parce que bu fekkente ne bi lépp leer na rek aji jëfandiku day am envie jënd waaye nag nekkul ne fépp la mën a nekk am na produit yoo xam ne mën naa am tey jii bu fekkente ni produit boo xam ne lumière mën na ko yàq bu boobaa nag dëgg beneen moyen boo xamante ne ci nga mën a sukkandiku ngir transparent bokk na ci par exemple label bu la mën a dimbale ngir wane ne lii produit bi respecté na normes yi bu ngeen fàtte tamit ne emballage boo koy liggéey dafa am ay mention yoo xamante ni dañu cee war a nekk obligatoirement dafa am ay mention yoo xamante ne bii dafa war a feeñ ci emballage yu produit bi emballage yu produit bi dafa am ay mention yoo xamante ne bi dañ ci war a nekk aji jëfandiku yi li mu war a njëkk a gis mooy produit bi dañoo war a xam nu mu tudd gis ngeen ko nii yaawur lii yaawur la dénomination de vente bi dafa war a nekk ci produit bi lu mu doon produit bi yaawur la produit lu mu doon c'est du lait local kon turu produit bi dafa war a feeñ bu baax ci produit bi lu mu doon produit bi biscuit la loolu mooy lu njëkk booy defar produit booy defar emballage boo defaree emballage ba pare da ngay bind produit li nga jaay lu mu doon
ma fàttali ne li ngay jaayee moom marque bi bokkuñ. produit bi biscuit la mais marque am du loolu. produit bi biscuit la mais marque am lii la. kon na marque bi leer naññi na tur bi mu doon leer naññi dénomination de vente dafa war a leer. boo paree ingrédients yi nga xam ne ñoo ne ci produit bi nga def leen ci. produit bi am na nangam baal ma jël suñu produit locaux yi. produit yi dañ ci war a ingrédients yi nga xamante ni bi ñoo ci ne. lan ak lan moo ne ci produit bi mu leer naññ. boo paree produit bu nekk nga def ci quantité ba ca nekk. bu fekkee def ay par litre la ci nekk nga def ko quantité par litre. bu fekkee par kilogramme nga def ko quantité par kilogramme. li ma wax leer na parce que tey lii matut litre mais tey mën naa ne litre bu ne nangama ci ne. pour nit ki xam ne bu lekkee bu amee fii ak amul litre loolu mu wax dajewu ci. boo paree tamit nga def ci quantité bi tamit dafa am solo. est-ce que fii def nañ ci quantité bi 450 millilitres quantité mënut a ñàkk. produit mi ngi nii 1 kilogramme la. produit bi 225 grammes la. produit bi 80 grammes la. kon bu leen fàtte quantité bi wala volume bi nga xamante ne bi moo nekk ci produit bi. ingrédients yooyu mën nañu waxoon bu ngay cité ingrédients ba pare ingrédient bu ne bu leen fàtte def quantité ba ci nekk. étiquette nutritionnelle bu leen ko fàtte maanaam njariñu nit ki bis bu jëfandikoo njariñu produit bi bis bu ko nit ki jëfandikoo loolu tamit daf ci war a daje. bul fàtte tamit def date limite de vente bi. produit bi bu àggee date sangam gis nga fii dañu fa bind expire le 16 janvier 2021 maanaam bu date boobu weesoo waratuñ koo lekk. bu leen fàttee def date limite de consommation bi wala date limite de vente bi wala date limite d'utilisation optimale bi wala durabilité minimale bi ñetti date de durabilité minimale ñetti date yooyu bu leen ko fàtte. wala nga bind ci à consommer de préférence avant loolu dina xam ne man mi ko jënd nga xam ne lii nga su ma ko lekkee bu bis sàngam weesoo loolu nekkatul lu am njariñ. bëgg nañ tamit nga def ci lot de fabrication bi. lot de fabrication bi njariñul lot bi mooy gis nga fii bind nañ ci lot bi lot numéro 341/140/20 tey jii buñ ne produit sàngam kat dafa am ko lekk dëkk sàngam biir ba di daw wala ñu ne dañ koo lekk ca gox sàngam waa dëkk ba ñëpp ña ngay gàll su ko defee ngeen gaaw fexe nuñ ko ngeen xool produit boobu yan lot la nekk ngeen def communication ne bépp produit boo xam ne dafa nekk ci lot sàngam nañ leen bu ko kenn jaayati na ngeen ñu ko delloo si day tax ngeen mën a rapatrier les produits en cas de problème loolu mooy njariñu lot de fabrication yi day tax nga mën a tracer produits yi en cas de problème surtout. bu leen fàtte tamit yéen ñu koy liggéey bëgg nañ xam yéen ñan bu fekkee ne bi da ngeen nekk Dakar bu fekkee da ngeen nekk Thiès kan moo ko moom kan fan ngeen ne yéen ay ñan kan moo liggéey produit bi ki ko liggéey bind na turam produit bi ki ko liggéey mi ngi tudd laiterie du berger voilà mi ngi nii laiterie du berger bind nañ fii centre de collecte et usine def adresse yi def lépp loolu dañ koy bëgg ci yéen. bëgg nañ tamit bu fekkente ne yow emballage bi liggéeyoo ko sa bopp dafa am ku lay defaree emballage yow yaay Abdoulaye Seck ka lay defaree emballage mu nga tudd Ibrahima Sori Diallo dëkk sangam ak sangam nee ko sëñ laay su may liggéey emballage dama naan pour emballage bi ki ma ko liggéeyal mi ngi tudd Laay Bamba Seck waaw loolu da ciy baax. Sénégal tey ñu bëree bëri bu ñuy liggéeyal ay produits dañuy dem Fimois mais tey rarement ngay gis ku ñëw ne la emballage bi Fimois moo ko liggéey loolu dafa baax. parce que day wane ne yow liggéeyaloo ko sa bopp dafa am keneen ko liggéeyal day baax na kooku nga xam ne moo la ko liggéeyal aw turam ne ci étiquette bi mu wane ne lii yow defaroo ko sa bopp dañ la ko defaral. bu leen di fàtte loolu. dee leen bàyyi tamit lépp loo xamante ne tax ñu mën leen a jaawale ak keneen ñu ne lii baadu kii loolu baaxut. dee leen original bu leen roy bu leen toppandoo defal leen seen yëfi bopp yoo xamante ne bii kenn du leen jaawale ak keneen voilà loolu bu leen ko fàtte. dégg nga na kon loolu mooy li nga xamante ni bii mooy wàllu mention obligatoire yi bu weesoo mention obligatoire yi emballage dafa war a packaging
dafa war a am dafa am ay façon bindin boo xam ne xëcc nit ñi xoolal j'aime bien ce wording lii la ñuy wax ci tubaab wala ci anglais wording maanaam dafa war a nekk loo xam ne day xëcc nit ki di attirer attention nit ñi di ko pousser à ce que mu jël produit bi def ko ci chariot wala ci pañeem. loolu mooy wording booy def da ngay def wording boo xamante day attirer nit ñi lii c'est un très bon wording loolu la olof naan gaynde boo koy jat waroo dër client bi ñëw ci supermarché bi dafa gaynde la boo ko jat da ngaa war a gaaw loolu mooy njariñu wording dafa am solo ci wàllum emballage ni ngay bindee produit yi xoolal tey jii lii macha allah waa Deli Sow vraiment def nañ un pas en avant sur le wording Chocopin c'est pas mal mais wording vraiment man bëgg naa wordingu Deli Sow bi te li ci gën a neex mooy dañuy wan ne kii Sénégal la jóge ñun lii lañ gëm Sénégal dañoo war a góorgóorlu bu fekkente ne bi un produit bu jógee Sénégal ñëpp ñu maase di ko jàppale naan suñu soow mii ñu liggéey ci réew moo gën di naan leneen voilà loolu te aussi li ci gën a neex mooy dañuy faj li ñu liggéey ci réew mi moo gën a gaaw ci faj ñu ci faj ñu te aussi day faj économie bi day faj cër yi day faj yaram wi ba pare di faj économie bi xam nga ne fi ñu toll économie réew mi dafa sooxe lool kon maanaam liggéey ñuy liggéey di jël suñu poos di dem jënd jàppale suñu nawle Sénégal yi liggéey loolu lu jara rey suñu bopp la kon bu leen fàtte wording bi aussi bu fekkee da ngeen di lancer produit bu bees ngeen leeral ko ci nouveau nit ñi xam ne lii c'est un produit nouveau xoolal fii les frais 100% local nouveau loolu day xëcc nit ki ci produit loolu lépp day bu fekkente recette bu bees la wala produit bees la tamit day baax mu feeñ wala mu fës ci kaw emballage bi ginnaaw bi ñu waxtaanee ci loolu est-ce que am na ay question ku am question maa ngi lay ñaan nga baaxee ñu ko da koy neexal du ko yàq su ngeen amee ay question maa ngi leen di j'espère qu'on n'a pas de question. Ok léegi nag maa ngi jàll ci xeetu emballage yi am bi ci njëkk mooy plastique. Plastique ni ngeen ko gisee bokk na ci emballage yi nga xamante ni moo gën a bëri ci wàllum alimentaire secteur agroalimentaire emballage plastique moo ci gën a yaatu li tax mu yaatu bokk na ci njariñam mooy ay choc xolal ay choc du ko wàññi dara tey jii su ma bàyyee mu daam ne tamit du tax mu tuuru maanaam dafa mën na mucc ci ay choc mën na mucc tamit ci variation température bu yéegee wala mu wàcc moom mën na koo dékku dina mën a tamit sàmm aar ba pare yombal déplacement ak transport produit bi loolu mooy plastique waaye nag am na benn inconvénient maanaam dafa respecté wut environnement bi day yàq alam bi waaw bu ñu jógee ci plastique bi maintenant loolu mooy plastique bi bu ñu jógee plastique ñu xool carton mi ngi nii macha allah carton moom it njëriñam lu njëkk mooy carton boo comparé ak plastique wala nga comparé ak verre wala nga comparé ak métal moo ci gën a yomb moom dina leen permettre ngeen mën a wàcce seen i coût te ñaare bu coût wàccee prix mën naa wàcc daal bu coût wàccee prix mën naa wàcc kon bu fekkee da ngaa comparé ki utiliser plastique ak ki utiliser papier moom déjà moom def na benn pas en avant rawe na ki yore plastique ci wàllu respect des normes environnementales gis ngeen boo xoolee loolu la dolli ma di fësal ci emballage bi nii muy respect des normes environnementales kon waaye nag ni ma leen ko waxee woon rek dafa nekk loo xamante ne bi tooy jigu ko tooy jigut kayit waaw loolu daal moom moo ci ñuul quoi te aussi mën nañ ko recycler def ci leneen am na sax ñoo xamante ne mën nañ ko jël jox ko seeni xar xaw ma na ba xam baax na ci xar yi mu déet waaw loolu moom mooy wàllu papier carton bu dee wàllu verre waxoon naa ci ak yéen léegi verre macha allah verre moom day tax bactéries yi duñ développé wu am na ñu ne day tax bactéries yi
duñu développé wu bu fekkee da nga am ay lu mel ne confiture wala nga am ay sauce wala nga am ay fruits wala nga am ay boissons mën nga utiliser lépp lu xeetoog wàllu verre. waaye ma fàttali ne verre moom mën nañ ko recycler à l'infini, mën nga ko recycler nu la neexee def ci leneen ak leneen waaye nag li ci problème mooy verre dafa tey lii su ma ko bàyyee mu daanu mooy ñàkk naa ko day toj. verre dafa gaaw a toj donc bu fekkee da nga utiliser yenn façon moyen de transport yi bala ngaa utiliser emballage en verre na nga ci xalaat bu baax a baax. loolu mooy léegi nag ginnaaw bu ñu jógee ci verre ñu jóg ci wàllu métaux yi malheureusement dama fàtte indaale emballage boo xam ne wàllu métal la maanaam bu ngeen xoolee les conserves am naa ci benn fii les parfums les conserves am na yoo xam ne dañ ko emballé en métaux. loolu njariñ li ci njëkk mooy moom du senn ndox du dara mënut a jóge ci biti génn dara mënut a jóge ci biir maanaam dafa étanche à 100% et dafa recyclable aussi à 100%. loolu njariñ la par rapport à celui qui utilise boo comparé ak ki nga xam ne day jëfandikoo li nga xamante ne mooy plastique. donc métal yi moom boo ko utilisé mën nga koo recycler waat nu la soobee. tey bëri na su la nga utiliser acier su la nga utiliser chrome su la nga utiliser aluminium su la nga utiliser étain su la nga utiliser fer blanc su la nga utiliser fer. donc bëri na ay xeetu métaux yoo xam ne mën nañu ko utiliser pour emballer suñu produit. waaye nag boo utiliser emballage produit ngir yàlla yow miy jëfandiku bu ko dugal mukk ci micro-ondes parce que aussi am na yenn température yoo xamante ne baaxut ci emballage donte dafa nekk produit surgelé. waaye nag métaux boo comparé ak papier métaux yi ñoo gën a cher maanaam lépp luy xeetu weñ moom moo gën a cher papier. loolu mooy inconvénient bi kon day yokku njëg yi kon loolu laa la ñu indiloon tey ci wàllum packaging. bu ñu jógee ci packaging xanaa mën nañ attaquer li nga xamante mooy étiquette. étiquette mooy lii étiquette mën nañ koo tekkee ni moom mooy carte d'identité produit bi. étiquette moom mooy carte d'identité produit bi bu ngeen xoolee léegi bi ma leen di wax ci wàllu mention yi nga dañoo war a nekk ci packaging bi boo xoolee mention yooyu mën nañ doon wax yépp di nga ko fekk ci étiquette bi. bokk na ci mention yi nga xamante ni bii mooy turu produit bi ki ko liggéey li ci ne lii mooy étiquette. étiquette mooy carte d'identité produit. étiquette boo xoolee daanaka lépp lu nekk ci carte d'identité doomu aadama rek dem nañ ko toppandoo ñu ñuy def marketing. boo xoolee sax mën nañ ne suñu empreinte digitale yooyu moom lañ def nii mooy nekk code barre ci gàttal. étiquette ñetti voilà asalaamaaleykum maa ngi jégalu ci dog-dog boobu maa ngi woon tollu ci étiquette. étiquette nee naa leen moom mooy étiquette mooy carte d'identité produit. étiquette ñetti rôle la am dafa am rôle légal am rôle d'information. bon dafa am loo xam ne yoon moo ko santaane. yoon moo ne étiquette bii dafa am ay mandarga yoo xam ne dañ cee war a ne wax naa leen ko léegi wax naa leen ne ci étiquette bi war nañ ci fekk turu produit bi war nañ ci fekk ingrédients yi nga xamante ñoo nekk ci produit bi war nañ ci fekk ingrédients yooyu quantité bu nekk war nañ ci fekk étiquette nutritionnelle bi war nañ ci fekk date limite de consommation bi wala date limite de vente bi wala date limite d'utilisation optimale bi war nañ ci fekk numéro lot de fabrication bi war nañ ci fekk tur ak adresse ki ko liggéey war nañ ci fekk tamit prix bi bu fekkee dañ ko jaay au supermarché. waaye man démb li ma jaaxal damaa dem jus bi moo ko jënd démb jus bi nii danaa dem ci rayon bi gis ñu bind fa 1680 ba may fay naa lopp 1800 mais loolu aussi baaxut ci yéen ñi jaay dee leen veiller à ce que li ngeen di afficher ci rayon bi di méngoo ak li ngeen di afficher ci kees gi. parce que aussi mën na créer toujours ay problèmes des fois da ngay gis nit naan su ma demee supermarché su ma defee liste des produits à chaque fois su ma demee li may fay moo gën a cher lu mel noonu moo ko waral te loolu baaxut ay tappale jëmut kër. ngeen bàyyi yooyu jëmul kër kon ma bàyyi waat dama am problème réseau moo tax gars yi kii ma bàyyi dañu ñëwaat avant may continuer ci
gars est-ce que yéen a may suivre, est-ce que vous avez des questions? Ku am question bul hésiter. Étiquette ne woon naa la ñetti rôle la am yoon moo ne lii war na ci nekk. Bu leen fàtte numéro Fra bu ngeen amee Fra, bu leen fàtte bu fekkee da ngeen am benn label bu ngeen am aussi def leen ci label bi. Loolu lépp da leen di gën a dolli dayoo ak doole. Étiquette dafa am rôle légal mooy mention yi nga xam ne dañu ci war a nekk obligatoirement. Deuxième rôle yu étiquette bi mooy rôle d'information. su ma liiree étiquette bi yëpp ay information xam naa ne am na buy am na corossol marque bi lii la xam naa ki ko liggéey xam naa ne am na autorisation Fra, donc ay information la. Li ci gën a neex mooy étiquette sax bu la neex nga utiliser ko ngir promouvoir sa beneen partenaire wala nga promouvoir sa beneen produit. Xoolal fii nii waa Kirène ñi ngi utiliser seen étiquette bi ngir wax ne produit bi kat Auchan da koy utiliser pour sa promotion spéciale rentrée. Tey bu neexoon Kirène mu utiliser ko pour promouvoir ces nouveaux produits mën na ko utiliser pour promouvoir yeneen produit. Donc c'est un moyen de communication. Étiquette bu fekkee yow da ngay jaay lem di jaay daar kese su la ñaan nga jël sa poto lem bi ne daar kese gi dama koy jaay. Bu la ñaan aussi nga def ci étiquette bi benn promotion ne boo daggee étiquette bi yóbbu ko dinañ la wàññil sàngam ak sàngam ci produit beneen bi. Loolu nekk lu am solo ci wàllum communication. Étiquette donc bi ci topp mooy étiquette dafa am benn partie bu ñuy wax code barre. Gis ngeen code barre bii nii code barre bi heure boo jaayee da nga jaar ci kees gi ñu lire ko. Loolu dina leen permettre bu ngeen demee ba wàcc ci bis bi wala ci semaine bi wala ci weer wala ci at mi ngeen mën ci def liñ naan inventaire. Inventaire mooy tax nga xam ba xam liggéey bi jaar na yoon. Inventaire mooy tax nga xam ba xam liggéey bi jaar na yoon. Léegi yow mën ngaa def sa produit ci sa ordinateur ne sama ordinateur bi def naa ci 15 produits dem jël 15 produits teg ca rayon ba. Fekk am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci magasin bi dañuy ñëw naan sànni. Am ñu jël di sàcc di yóbbu da ngay jekki-jekki dem ca rayon ba doo fa gis dara nga xool ci ordinateur moom ñetti produit wala ñeenti produit loolu mooy différence d'inventaire. Loolu la ñuy wax ci wàllu marketing démarque. Bu fekkee amoo étiquette nag doo mën a calculer démarque boobu doo mën a calculer sa taux de démarque ci taux de démarque nag lu mu gën a néew mooy gën a wane ne sa liggéey mi ngi jaar yoon. Lu mu gën a rëy mooy wane ne sagar nga ci sa wàllu liggéey. Kon ci gàttal loolu mooy étiquette. Kon maa ngi leen di mi ngi bëgg a gudd maa ngi leen di dig daje xam naa fii ak ngoon wala suba ngir ñu waxtaan na ci autorisation Fra. Dañuy defar beneen live boo xam ne seulement dañ ko déjee à l'autorisation Fra. Maa ngi nuyu yéen ñi fi nekkoon ñëpp di leen sant di leen gërëm di ko may sama live bi sama xarit yi nga xam ne ñi ngi nekk ci île du Saloum di ko may ñoom Yaxya Gueye ak mbooleem équipe am bi nga xamante ne bii ñu ngi liggéey ci wàllum dimbale soxna yi ci réew mi ngir seen liggéey gën a jaar yoon. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen dig beneen live boo xamante ne bi mooy suite bi ci wàllum autorisation Fra. Merci beaucoup.